jaa ngeen jëf mbokk yi ñaari waxtu jot na sëkk fii ci Walfa TV bi simila ci xibaar tisbaar gi di ci gën a fës tañ am yéen faram fàcce ko pënd bi nag wuréegul ci musiba ji nga xam moo amoon fële ci àll ba fa boyet yi ba lu ci tolloog fukki doomu adama ak ñeent kon ñu ba ma leen ci gannaaw rek bu ñu ko tuumalee leen loxoom génnul ci musiba joojule moom mii di taskatu xibaar bi di René Cabe Bassène ni ki tey ji ci lañ ko waroon a déglu ci biir xibaar yi daa ngeen ci dégg leer yi nga xam ne ni moom lañ ci indi donte leen ndox mi nandal askan wi yow fii ci Ndakaaru foofu lay bàyyeekoo askan wa dëkk fële ci Kër Momar Sarr ñi nga xam ne ni gisuñu seen bopp ci seen eau ndax ñetti kër yoo dugg benn rek moom lañ ci branché muy situation bu métti bu ñuy dund tax ñu profité ci tànk nemeeku yi fa Moussa Sow di ab conseil économique social environnemental doon amal ngir àgge ko yi la jafe-jafe ci biir xibaar tam daa ngeen ci dégg leer yi nga xam moom lañ ci indi dogal bi xalif général de Tidiane jël daal di annulé gàmm gi dina am ab njeexital ci koom-koom réew mi bu ñu sukkandikoo ci Alassane Gueye di kuy gëstu ci wàllu koom-koom moom dafa gis ne Tiwaawoon ab sele ba yoon la te mbooloo mu bari ñoo fa waroon daje ci biir xibaar tam daa ngeen ci dégg leer yi nga xam moom la ci indi bon mbokk yi li mooy li gën a fës ci bopp xibaar yi yéen mbokk yi saxoo dégloo ko seetaan Walfa TV asalaamaaleykum. Bismillah ci xibaar yi tàmbale ko ak musiba ji nga xam ne amoon na fële ci Boffa Bayotte te mooy lu ci tolloog fukki doomu adama ak ñeent yoo xam ne ni dañ leen a fekk ci àll ba boom leen ci anam boo xam ne anam bu doy waar la loolu kon ngi amoon ci atum 2018 kon boobu ba léegi nag enquête bi mu ngi wéy taskatu xibaar bi di René Cabe Bassène gannaaw ba ñu ko tegee loxo njort ne loo xam génnul ci musiba jojulee niki tey ji kon ci la waroon a jàkkaarloo ki nga xam ni moom moo di way àttekat bi waaye avocat am bi nga xam moo ko layool moom yéenam ak bëgg-bëggam daal mooy ñu annuler procédure bi ndax dafa jàpp ne anam bi ñu ko defee jaarul ci yoon lu jëm ci xibaar bi incha allah rabbi daañ ci dellusiwaat ci sunu yeneen i jotaayu xibaar ndaw yi fekk baax ci fukki dëkk ak juróom-ñett yi nekk ci bëj gànnaaru Sindia boole nañ doon benn say fas yéene génne seen dëkk yi jafe-jafe yi nga xam moom la ñuy dund bokk na ci ñàkkum ndox ñàkkum réseau téléphonique waaye tamit bu ñu feebaree lu nekk la ñuy daj ngir dem kër docteur ndaje mu yaatu mi doon amal occasion la woon ci ñoom ñu daal di sàkku ci nguur gi rawatina njiital réew Macky Sall mu gestu leen dañuy dem ca diwaanu Ziguinchor fekk fa Amady Khalil Diémé ndaw yu 18 dëkk yi nga xam ne ñi ngi si diwaan bu ñu duppee Nord Sindian localité la bi nekk si département bu Bignona si zone bu ñu duppee Fogny dañu engagé wu si processus stabilisation parti boobu fi nga xam ne conséquence crise Casamance dafa métti loolu pour rek mun a provoquer benn engagement pour rek ñëpp am yaakaar si développement endogène si parti boobu nekk si région bu Ziguinchor parti la bi nga xam ne amul yoon bu baax amul courant amul ndox réseau téléphonique foofu daanaka bu Gambie bi moo fa gën a yomb Ansoumana Diémé nekk coordonnateur association Jub Soforal ñoom ñoo initié activité boobu foofu si Jalankin dëkk la bi nekk si diwaan boobule lii la yëkkati si kaddu rek di ñaax autorités yi pour ñu gestu leen. suñu zone parce que ñun ñoo fa dëkk changement bi fa nekk si ñun la war a tàmbalee d'abord balaa nit di ñëw pour mun ni si jàppale looloo tax ñu mun a créer association bi pour ñëw indi changement bi ci zone bi. actuellement lu ñu fi manqué bëri na loolu dinañ ko lim fii ba suba du jeex parce que mun naa la wax ni que am nañ problème réseau am nañ problème ndox am nañ problème yoon am nañ aussi problème mu hôpital parce que tey gis ngeen exemple sketch bi ñu fi def jigéen dina fi ëmb nekk ci ay digganteem amuñu luñ koy yóbbee lu dul ay jakarta wala saret. situation bi daanaka dafa métti si Jalankin bi nga xam ne moo abrité activité boobule même situation la ñuy ràññee si dëkk-dëkkaan yi nga xam ne ñi ngi si commune Sindian Oulampan Djibidione ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngu si wàllum renforcement de la cohésion sociale si Casamance naturelle ñoom daanaka ñoom ñoo soutenir activité boobu ñoo ñu di CRS lui monsieur Atendeng Badji mu wax rek seen tour tey 18 villages yi dañu ne jeunes yi ñoo retrouvé wu ñu créer benn association pour ñu mën a xool lan la ñu mën a tëral loo xam ne bu ñu ko waxee ñi mën a xam ni ki waaw ren am na association bu nekk ci zone Fogny bi boo xam ne taxaw na pour xool jafe-jafe bu population yi di dund. préoccupation yu population yi soulevé si zone boobu nekk si contexte forte accalmie bu ñuy dund wane na rek ni population yooyu daanaka dañoo sonn te lu leen gën a sonnal mooy fragilité seen économie ak tamit méfiance bi nga xam ne am na entre les populations ndaw yooyu nee nañ daal occasion la pour ñoom rek pour ñaax autorités yi pour ñu mun leen may attention mun a ñëw jël en charge préoccupation yu métti yi nga xam ne ñu ngi gën a suuxal diwaan boobule.
jaajëf Amady Khalil Diémé ñu ngi koy sant di ko gërëm donte leen ndox mi nandal askan wi yow fii ci Ndakaaru foofu lay bàyyeekoo askan wa dëkkee fële ci kër Momar Sarr ña ngay xam ne ñoom gis suñu seen bopp ci seen eau ndax ñetti kër yoo dugg ci kër Momar Sarr ñetti kese benn kese lañ ci branché muy situation bu métti bu ñuy dund tax ñu profité ci tànki nemeeku yi fa Moussa Sow di ab conseil ci conseil économique social environnemental doon amal daal di koy àggay jafe-jafe yi nga xam la ñuy dund ñu ràññee si kër docteur ba ci aw yoon wu baax dañuy dem ci kër Momar Sarr fekk fa Omar Kayre. dëkk bi di Telleer ak yi ko wër yu mel ni Ndimbu Pël Mayel Kër Delde Baaraan ak Féto ñàkku bërëbu fajukaay aku yoon bokk na ci jafe-jafe yi nga xam ne ñoo ngi koy jànkoonteel mu di jafe-jafe yoo xamante ni moom ngay seetlu ci dëkk yu bëri yu fare ci commune bu Kër Momar Sarr. dafa bëri lu manqué fii li ci gën a manqué nag yoon bu baax fajukaay. bu amee ku borom biir fii rek bu amee loo jot rek il faut qu'on jëm ot jël Kër Momar Sarr. Telleer jamono ji courant bi ak ndox mi agsi na fa waaye terewul nag dëkk yu bari yu nekk ci biir commune bu Kër Momar Sarr lii ñoom ba léegi amaguñu ci dara te moo ne day lu ëpp ci askan wi ci biir Sénégal ndox mi ñuy naan mi ngi jugee ci commune bu Kër Momar Sarr mu di nag loo xamante ni Moussa Sow di conseiller économique social et environnemental mi ngi koy naqarlu bu baax. bu Dakar di naan Touba di naan Kees di naan Kër Momar Sarr fii lay jógee fii boo fi limee téeméeri nit boo dee téeméeri dëkk la ñett ñoo ci am ndox. Moussa Sow mi wax ne dina saisir autorité compétente yi terewul mu daal di naqarlu ñàkk a farloog autorité politique yi nekk ci département bi ngir ñu indi ay saafara ci jafe-jafe yi nga xam ne ñii dëkk ci Kër Momar Sarr ñoo ngi koy jànkonteel. lu jëlee ci ministre député ñëwuñu xool lan mooy problème population bi ñun ministère Moustapha Diop la ñu am géej na fi gàmmu est-ce que kooku dana xam problème arrondissement Kër Momar Sarr ba pare responsable politique ñu fi nekk bis bu yàlla sàkk ñu dem Louga seeti ko. suñu gox ñun ñoo koy defaral suñu bopp à partir de tey takku nañu xool lan mooy suñu problème gox ñu réglé ñu ko demain lancé président de la république yoon diggante Louga ak Kër Momar Sarr yàq na oto yëpp diggante Lobbudu ak Kër Momar Sarr wax nañu ba xamatuñ lañ la ñuy wax depuis Senghor ba léegi 7 kilomètres la kenn mënul fekk ba defar ko. Moussa Sow nag door ab tournée communale ci Kër Momar Sarr gannaaw bu mu jugee Telleer ne nag dina dem ci yeneen dëkk yi nekk ci commune bi ngir teewlu seen ay jafe-jafe ngir mën koo yëgal autorité compétente yi Oumar Kayre Louga Walfadjri. jaajëf Omar Kayre ñu ngi lay sant di la gërëm ci Amady Ounaré nekk fële ci diwaanu Matam nguur gi ña nga fa seetaan loo xam ne ni buñ ci jël ay matukaay nañ jàpp ne musiba dina fa am askanu mobilisé nañu doon benn dank fas yéene koy ñàkkante usine ya fa ne di exploiter seen suuf si te ñoom gisuñu ci seen bopp am ndaje mu yaatu moom la ñu woote woon di artu nguur gi rawatina njiité réew Macky Sall mu wax si dañuy dem ca diwaanu Matam fekk fa Amadou Sakkan. askan wi dëkk ca Hamadi Hounaré commune bu nekk ci département bu Kanel tey ci la ñu gën a mer ndaxte kat nee nañu daal que tant que jotuñu seen i suuf wala sax ñu indemniser leen ñoom daal xeex bi day gën di wëy ci gis-gisu Yelli Guissé nga xam ne moo nekkoon seen porte parole nee na kay fu mu toll nii xeex bi tey la gën a tàmbali. ni Soniba ni Serpam lépp lu ñu waroon jëflante ak doomi dëkk bi defuñu tous. ñu ngi leen wax nag benn kaddu fekk naa fi jaam muy wax amul xuloo amul xeex yoon la ñuy jaar jot suñu droit mu neex mu nakari li suñu droit dem ko jox. Yelli Guissé daal di ajjuti que tey jii boo gisee daal ñoom ñu gën a xeex mooy que négociation yi ba léegi mujjul antu moo tax daal ñoom xeex bi day gën di wéy. lii nag ñu ngi leen di encourage ngeen def ko. man li ma taxawee fi taxawuma fi beneen tànk lu dul doomi Amady Hounaré lii nag ñu ngi leen di sant ñeen ñëpp te ngeen xam ne nag lu ñu fi toogloo nañ ko xam fas yéene taxawee dëkk bi soxlu ñu def ci seen poste soxlu ñu njuuj njaaj lu dul soxlay dëkk bi. Jibril Diawara mi nga xamante ne moo yoroon kàddu askan wi dëkk ca Hamadi Hounaré moom itam nee na daal que tey jii ñoom ñi nga xamante ne ñoo dëkk foofu ca Hamadi Hounaré responsabilité sociétale de l' entreprise boobu maanaam bi entreprise bi waroon def ci wàllu liggéeyam defu ko moo tax daal ñoom dootuñu nanguti ay entreprise wala ak ay société jóge fële ci kaw ñëw di nangu seen i suuf te nag ñoom xamuñ ci dara moo tax daal tey jii nee nañu daal que ñoom xeex bi dina gën di wëy tant que ñoom amuñ ci benn solution boo xamante
ak ñoom gis nañ ci lu leer. Amady Hunaare, Amadou Issa Kane, radio télévision Walfadjri. wax ci transport syndicat gi nga xam moo ëmb ñi ñuy wax ay auxiliaire ñoom it ña ngay yëglu seen i kàddu lañ yëkkati ñuy sàkku ci nguur gi mu jéem a xoolaat seen convention bi nga xam ne ni moo ëmb seen métier bi ndax dafa màgget. Mor Diop moo yëkkati kàddu yu ni mel ñu teewlu ko ci micro Théodore Semedo. dañu confronté ak benn problème tey jii suñu cadre juridique moo nekk ci wàllu convention mu ngi amoon depuis le 16 décembre 1957 ba suñu juney tey jii convention bi kenn mësu ko actualiser kenn changé wu ko benn yoon wàllu norme dafa ne convention pour mën ko dénoncer il faut au minimum les 2/3 ñun travailleurs dañ taxaw pour dénoncer maanaam dafa màggete mu méngatul ak jamono ak yoon léegi dañuy ñaan ak di demander état bi mu ñëw ci côté population bi xam ne moom moo leen njaboote. audition tamit baax na trop mais dafa am ay limites li gën mooy ñu am li ñuy wax maanaam ñett lañ ñoo koy signé. dañu confronté ak benn problème. mu nga kon di jégu rek ci qualité élément boobule ñu woy ba tey ci xibaar député Malick Gueye ma ngay ñaawlu kàddu yi nga xam ne ni Aliou Dembourou Sow yëkkati na ko nee na du yem kasi ci métti lu ko waaye dina bind ab projet de loi jébal ko waa assemblée nationale ngir daal képp koo xam ne nii yaa ngi woote ab firnde jaarale ko ci waaso mbaa fi diine ñu far sa tur ba lépp loo xam ne ni ndombal tànk la politique di ko joxe dootoo koo takkati si sa giir dund nag député Malick Gueye ñu teewlu ko ci téléphone soxna Mamou Diaby Gassama. Mbaaw dafa bëgg tabax benn poste de santé bu mucc ayib ci quartier Diamaguène. bamtuwaat kon xibaar bi député Malick Gueye la ñu soxla woon député Malick Gueye kon ma ngay artu ma ngay ñaawlu kàddu yi nga xam ne ni Aliou Dembourou Sow yëkkati na ko nee na sax du ci yem waaye dina bind ab projet de loi daal di koy jébal bureau bi nga xam moo nekk ci assemblée nationale su ko defee ñu daal di te fexe ba képp koo xam ne ni yaa ngi woote firnde jaarale ko ci waa Somba diine ñu far sa tur ba lépp daal loo xam ne ni ndombal tànk la politique di ko joxe dootoo ko takkati ci sa giiru dund nag kàdduy député Malick Gueye daañu ci des incha allah rabbi ci sunu yeneen i jotaayu xibaar benn doomu aadama ñëw na doole ko ci limub doomu aadama yi jot a ñàkk seen bakkan ci mbas mi di Covid 19 loolu yi kon di yóbbu lim gi léegi ñetti téeméer ak fukk ak juróom-benn doomu aadama yu jot a ñàkk seen bakkan ci mbas mi li bu ñu sukkandikoo ci docteur Mamadou Ndiaye ci junni ak ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñetti test yi jot a amal démb ñaar fukk ak ñeent ñoo ci dellu si amee feebar bi juróom-benn fukk ak ñett jot nañoo wër pëlëng ba ñibbi seen kër juróomi doomu aadama ñu nga tëdd lalu hôpital ñuy sauvé. askan wa dëkkee fële ca Mbaaw jafe-jafe yi ñu daan jànkonteel ngir dem kër docteur du yàgg dara dina doon lu ñuy fàttaliku jaraafu dëkk ba di Abdoulaye Pouy ci tànk nemmeeku yi mu doon amal ci quartier Diamaguène xam na ne ab poste de santé bu bees tàq daañu ko jëmmal ci biir gox boobulee teg ci yoon wi jaar rue 10 jëm Kawsara daañu ko tali ngir yéwénal dem beeg dikk bi foofee ca Mbaaw dañuy dem ci diwaanu Mbaaw fekk fa Théodore Semedo. Mbaaw dafa bëgg tabax benn poste de santé bu mucc ayib ci quartier Diamaguène bi nekk ci goxam ngir mën a gën a yombalal paj askanam waaye tamit wàññi dépense yu mairie bi nga xam ne fu mu toll nii day loué sax benn bërëb boo xam ne fa la poste de santé bi nekk Abdoulaye Pouy bi nekk maire Mbaaw andi nañ ci ay leeral. xalaatoon nag lu mel ni soo jégee autoroute à péage bi doon nañ fexe ba utal poste de santé mais dañ ko jëloon en location mais ñu tabaxaleen poste de santé ba nga xamante ne dina tax aussi day am ci biir logement sage-femme bi. moom sax mu ngi wax ba tey ne mairie bi tamit bëgg na benn tali ci quartier rue 10 Kawsara bi nekk Mbaaw gaar ndax bi nga xam ne dugg fa jafe na loolu gannaaw bi nga xam ne autoroute à péage fa la jaar. waaye niveau de Kër Mbaye Fall fii aussi rue 10 Tol Dias ñu bëggoon aussi xalaat fii benn tali da nga xamante ni fi nga xamante ni tali Promoville bi fa la jàddee boo passé pharmacie bi. ñu jël ko jaar kër tubaab bu wëri ji ba ñëwaat crochet waat tali bi ñu taxaw muy tali Kamb Tol Dias bi. si benn visite technique nag bi nga xam ne mairie bi moom la doon def lëkkaloo ci ak ñenn njiitu agence régionale de développement ARD si béréb yooyu nga xam ne fa lañ bëgg def jumtuwaay yooyu bëgg boole si programme d'appui aux communes et aux agglomérations du Sénégal te ñu gën ko xam si turu PACASEN tax na ñi ngànk mairie bi ba tey ak délégué de quartier yi di sàkku ci nguur gi jàppale leen si li ñuy bëgg a def. dañ ciy kontaan lool ndax de di loo xam ne suñu bëgg-bëgg la woon bu yàgg non seulement dina tax circulation bi oto yi mën di dem di dikk mais mu permettre aussi ndoxu taw yi dootuñu sonal comme ni ñuy sonale ci nawet yi. su ko defee bu ànd ak un assainissement dina gën a soulager population bi
et que dina mën a dem ci autoroute à péage bi conduite bi wala mu dem ci conduite bi ñu defoon fii en pavage ci waxtu Imam Faye donc yooyu yëpp nekk ay mébét yu ñu taxaw. ki nga xam ne nag moo représenté ARD bu Dakar moom nee na soxla yi askan bi taataan ak lu mu fa jot nemmeeku dina ko jàllale fu mu waree. bi ñu ñëwee xool nañ site bi wax nañ suñu xalaat ak suñu mbëbët ñoom tamit wax nañ ñu xool nañ ko léegi xam naa bu ñu delloo dinañ concerté wu xool ba xam loolu mën na nekkam déet. mu nekk ci arrondissement bu Thiaroye ak département de Pikine bokk moomeel bu Mbao mi am 200 000 habitants ak 100 quartiers ak superficie lu toll ci 1740 hectares moom de ci jamono ji ci benn côté jafe na trop dem fa ndax autoroute à péage bi fa jaar ak TER bi nga xam ne dafa xaaj gox bi ngir loolu nag ñi nga xam ne ñoo yore mairie bi ñoom ñu ngi ñaax nguur gi ñëw dimbali leen seen projet waaye tamit ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci koom-koom ki la ko yéen fii ci diwaanu Mbao Théodore Semedo bu foofu wax ci kàddu yooyu nga xam ne ni député bi di Alioune Dembourou Sow yëkkati na ko daal di koy jëmale ci ñetteelu mandat njiital réew Macky Sall ki nga xam moo di député Malick Gueye ma ngi koy ñaawlu fu ñaawlu mën a yem waaye nag nee na du ca yem dina bind ab projet de loi jébal ko bureau assemblée nationale su ko defee képp koo xam ne ni yaa ngi woote fitna jaarale ko ci waaso mbaa diine ñu far sa tour lépp daal loo xam ne ndombal tànk la te pour dootoo ko nag ci sa biir dund teewlu ko téléphone soxna Mamadou Diaby dama adressé lettre au président de l'Assemblée nationale pour wax ko ne ko dama bëgg comme ñun ñëpp suñu parti yëpp def nañ communiqué wax ne d'accord uñ ci li député bi wax waa léegi man ni comme règlement intérieur Assemblée nationale article 19 wax na ne la conférence des présidents mooy déterminer ordre du jour plénière yi ak les sessions ma ni léegi nañu dugal par le biais de l'article 91 nga xam ni moo évoqué les résolutions une commission proposé une résolution boo xam ñun ñëpp dañ ciy d'accord maanaam les 3 groupes parlementaires ak les inscrits ñu d'accord ci wax ne assemblée député yi voté nañ benn këyit boo xamante ni nee nañ député suñu collègue Aliou Dembourou Sow li mu wax mais ñaawlu nañ ko ba fa ñaawlu yem ba pare préparé benn proposition de loi boo xam ni képp ku nekk Sénégal bëgg fee wax affaire waaso wala nga wax ci affaire régionaliste wala nga wax ci affaire diine ëllëg bu fekkee ne wax nga ko dañu yóbbu la tribunal boo tribunal jugé ba condamné la mënatoo nekk maire mënatoo nekk député mënatoo nekk président de la République yemuma rek ci bind cette résolution là mais dinaa def proposition bi ak ay collègues yoo xam ni waxtaan naa ci ak ñoom te jàpp nañ ni loolu war na mën a encadrer demain képp koo xam ne da nga bëgg a ñëw rek ne man séeréer la wala man joolaa la wala man mandeg la wala wolof la wala nañ ma na sama xeet ñëw ànd ak man pour ma jël réew mi parce que réew mi bu ñu encadré wul maanaam mbir mi fa muy jëm duñu xam fan la et puis loolu c'est à l'attention de tout le monde dafa am lu bari lu ñu war a soppi xoolaat ko améliorer ko. député Malick Gueye ñu bari ci askan wi ñu ngi samp laaj bëgg a xam ndax Sénégal am nañu ay njiit waa am dit juróom benn at gannaaw ba njiital réew Macky Sall jëlee dogal kon daal di wàññi luyaas bi lee waaye ñii di borom kër yi dañoo lànkandara ne duñu ko jëfee loolu nag jural askan wi ay jafe-jafe yu tar ba fi mu toll nii fay luyaas moom daanaka lu metti la Fatima Kidé doxantu ju woon fële ca Parcelles Assainies ñu teewlu ko ci reportage. fii ci Ndakaaru jafe na lool ngir mu tut ci seeraayu luwaay yi donte sax woote nañ ci ab luwaa ci fukki fan ak juróom ci weerum janvier atum 2014 ñeel wàññite wu njëgum luwaas bi waaye mu mel ni France daal di xëddeem ndax nemmeeku nañ ni mbir mi day gën di yokk. luwaas bi wàññeekuwul luwaas bi tey la wala gën a ay ñun côté bi ñu dëkkee nii foofu noonu dañoo wàññi départ bi wàññi nañ mais dañoo dem ba ci biir ñëpp dañoo yokkaat location bi ku doon fay 20 000 léegi yaa ngi fay 30 000 ku doon fay 10 000 yaa ngi fay léegi 25 000. kon luwaas bi wàññeekuwul état bi instant yi nii si lu koy jëmale kanam pour 3e mandat am loolu moo ko ñor. jafe-jafe yi di gën di yokk Keba Diop mii di kenn ci ñi ameloon ay jëflante yoon ak ki ko luwe woon ginnaaw bi ñu ko dàkkee ngir bëgg yokk payooru luwaas gi. keroog suur bañ ko wàññee keroog suur boobu lañ ñu rey ndax état moo ñu war a dimbale mais dimbale wuñu man maa ngi nii man mii di wax ak yow Covid bi mu amee 2 mois lañ ma génnee dama doon sama place. maa ngi nii sama la maa ngi nii taxaw sama kayit yi ma la ko waroon da nga naan déer. bu ñu sukkandikoo ci xalaatu Mbaye Thiam loi bi ñu wote woon ca janvier 2014 amul benn njëriñ muy dem sax bay sàkku ngir ñu gën a saytuwaat mbir mi. location yi dañ koy wàññi mais dañu rey parce que lu tax parce que ñun man mii di waxee dama loué ma waxee nii kër gu ma njëkkoon dëkk borom kër dafa ne ko soxla après ma génn ba ma génnee da ko yokk loolu mooy njëkk a rey parce que loi dañ ko war a wàññi mais waruñu ko yokk borom kër wala ndawal yërmande quoi. fu ma dëkk nii 150 000 lay fay kër gi dafa seer tabaw fay ñu génne la dafa métti war nañu dimbale ngir yàlla wàññi location bi quoi parce que sonn nañ trop lu leen neex la ñuy def. mbirub location doon na ab jafe-jafe bu mag ci xolub Ndakaaru donte woote woon nañ fi ab loi du benn coppite buñ nemmeeku ci jamono ji ba tax na ñenn ci locataires yi di sàkku ci nguur gi mu gën a farluwaat ci bile mbir.
ñu dellu wax ci dogal boobee nga xam ne xalif général des Tidianes di Serigne Mbaye Sy Mansour jël na ko daal di annulé gàmm gi loolu nag nañ jàpp dina am njeexital gu am solo fële ci koom-koomu réew mi buñ sukkandiku ci Alassane Gueye di kuy gëstu ci wàllu économie kon moom dafa gis ne Tiwaawoon ab célébé yoon la te mbooloo mu bari ñoo fa doon daje bon fomm gàmm gi loolu bokkul ci li nga xam ne nii mër la relancer économie bi nga xam ne nii njiité réew Macky Sall mi ngi koy wax Alassane Gueye ñu teewlu ko ci téléphone Moussa Sène. impact bu rëy a rëy impact boo xam si ni kenn mënu ko xayma ndax li si njëkk mooy virus Tivaouane dafa nekk boo xam ne ci grande ville yu Sénégal boo bëggee dem Pape da nga ko jaar boo bëggee dem Saint-Louis da nga ko jaar boo bëggee dem Louga da nga ko jaar Tivaouane dafa nekk plaque tournante léegi nag bu ko defee gàmmu Tivaouane nga xam ne dafa am ñetti acteur principal acteur bi si njëkk mooy daayira bi nga xam ne dafay recevoir ay pèlerins daayira boobu nag dafa au moins 6 ba 7 millions en moyenne ak daayira bi nga xam ne ki nga xam si da aussi dafa yor këram di recevoir ay pèlerins kooku na dépensé en moyenne donc 1 million de francs CFA mais ki nga xam dafay déplacé wu comme man ak keneen jël xaalisam def ci poosam dem gàmmu ji ñëwaat kooku dépense en moyenne 20-25 000 donc loolu boo ko calculé mooy acteurs directs yi acteurs directs yi boo ko doon calculé lu mu dee da nga dem ba 200 à 300 milliards de francs CFA maintenant nga ñëw ci acteurs indirects yi mooy tôlier yi mooy transporteur bi nga jël péage bi ki nga xam ne si menuisier la ki nga xam ne si mécanicien la ak nekk na ki nga xam ne dafa jël ay ferme di élevé ki nga xam ne dafa jaay ay nag ki nga xam ne dafa jaay ay xar yi demee noonu kooku boo xoolee da nga naan gàmmu Tivaouane ji nii dafa nekk li ñu naan frein de l'économie ou bien frein de la relance donc de l'économie sénégalaise donc économie bi nga xam ne dañu ko doon relancer président bëggoon cee profité bon il faut le dire gàmmu Tivaouane da koy freiner bu baax a baax Touba noonu la ko poussé woon noonu la ko gàmmu Tivaouane di freiner ndax gàmmu Tivaouane li muy recevoir ci population dafa bëri trop dafa bëri lool donc moo tax it impact bu rëy rëy lay doon ci économie sénégalaise bu ma doon demandé président de la république président dafa bëggoon relancer économie sénégalaise bi dañ naan ko mu sol dàllam dem ba Tivaouane demandé xalif bi mu def gàmm gi xalif moom xasee jël décision moom wii la mooy suñu xalif ñun ñëpp waaye nag dañu ñaan donc ñaan wala naa président dama koy ñaan sukku raamal ko ñaanal ko foofu xalif gi ngir yàlla defal gàmm gi ndax bu deful gàmm gi économie sénégalaise bi ñu doon lancé fan yi yëpp di bëgg a jël 1000 milliards di ci def nañu xam ne 1000 milliards yooyu noonu gàmmu Tivaouane da koy freiné bu baax a baax Medina Baye ñoom ñu ngi waajal bu baax a baax juddug yonent bi Muhammad alayhi salaatu wasalaam ab CRD mu mën a am ndaje mu yaatu amal nañ ko démb ci la ca diwaanu Kaolack ci teewaayu gouverneur diwaan ba buñ sukkandikoo ci Baye Mamoun Niass mi jiite comité d'organisation gàmmu gi lépp luy matukaay jël nañ ko ngir gàmmu gi ñu mën cee dugg ak bismillahi rahmaani rahim génn ceeg alhamdulilahi rabbil alamin Baye Mamoun Niass ñu teewlu ko ci micro Alassane Ba. ñu ngi sant yàlla bu baax nag jotaay bi comme ñi ko wax léegi waxee monsieur le gouverneur wax dëgg yàlla déglu nañu bu baax moo commission yi nga xam ne ni ñoo bokkoon service yi teew fii ak comment bi nga xam ne ñoom ñoo doon organiser jotaay bi ci teewaayu suñu papa suñu kilifa suñu oustaz fadilatu Cheikh Mouhamad al Munhamina Ibrahima Niass bi nga xam ne mooy président Ansaruddin jotaay bi jàll na ci jàmm waxtaan nañ ci mbooleem point yi nga xam ne moo nekkoon ci cahier de charge bi xam naa damay tënk rek ndax jotaay bi mi ngi bëgg a yàgg ci yéen di aju ci santé surtout santé nga xam ne ren dafa nekk loo xam ne nii dafa am priorité bu rëy ngir feebar bi nga xam ne moo lëmbee àddina ak si woon Sénégal ba tax na wax nañ ci loolu wax nañ ci ndox mi wax nañ ci courant bi wax nañ ci social wax nañ ci organisation wax nañ ci bitim réew ak biir réew mi parce que ku xam Cheikh Ibrahim xam ne dimension internationale la mboolem point yi nga xam ne defoon nañ ko ci cahier de charge bi comment mi ngi wax ne biñ ko déposé ci monsieur le préfet boobu ba léegi lépp ni ñu ko bëggee woon noonu la ko monsieur le gouverneur Kaolack defee ngir ut bànneexu président de la république ci famille Cheikh Ibrahima Niass ngir ut bànneexu xalifa Medina Baye mu Cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahima ngir ut bànneexu askan wi ak taalibe bay Baye yi jógee ci bitim réew ak biir réew mi càmbar nañ yëpp waxtaan nañ mën nañoo wax daal ne suñu xel dal na ci liñ fi déggee ci ay engagement ngi ñaan yàlla nag yàlla may tawfiq may ñu ko may ko gouverneur may ko ñi mu àndat may ko service bi may ko COMAF parce que liggéey bi du liggéey bu ndaw parce que engagement taxut a def li nga wax am nañ yaakaar nag ne ñoom danañ ci taxaw parce que daaw jéeg def nañ fi ay gàmm yoo xam ne nii moom préfet mi ak gouverneur moo ko jiite woon daaw wax dëgg yàlla la ñu waxante woon ñun daaw doomu aadama mat yàlla rek ko def waaye def nañ ci lu bëri loo xam ne ni dëgg-dëgg daloon na suñu xel bu baax a baax a baax. ci fule ci la ñuy tàbbisi ak yéen ci xibaaru bitim réew yi dañ ci ànd ak soxna Safiatou Cissé.
lu toll si fukki doomu aadama ak ñaar si ay militaire ñoom ñoo jot a ñàkk seen bakken si ñaari cong yoo xamante ne amal nañ ko sa digg réew Mali dend ak frontière am ak Burkina Faso lu nu mel nag l'armée bi moo ko xamle si ab communiqué lu toll si fukk ak ñaar si ay civil ñoom tamit ñàkk nañ ci seen bakken ñooñee sax am si ñaari jigéen ak benn xale sa beneen wàll ba di terroriste yi lu toll si juróom-ñeent jot see ñàkk seen bakken waaye bilan bu provisoire la. ëllëg si alxames ji yemook fukki fan ak juróom si weeru octobre si atum 2020 Union européenne nar na amal ay daan teg ko si ndoddu ñi nga xamante ne ñoom ñoo posone woon opposant bi di Alex Navalny rawatina ñi nga xamante ne ñoom ñoo defar bi lépp poson lu nu mel nag ñu ngi ko xamle si àllarba bi yemook fukki fan ak ñeent si weeru octobre si atum 2020 ñi ko xamle di suñu naataango taskat xibaar ya nekkee sa Europe bindoon nañ sax ab xaatim jébbal ko gouvernement ba ngir rek mu confirmer bi lépp accord ak sanction yi nga xamante ne nar nañ ko yëkkati jëmee si bi lépp mbir ñu bëgg ñu fësal ko si publication si journal officiel bu Union européenne jëwriñ ñi nga xamante ne ñoom la ñu dënk lépp lu jëm si bitim réew sa Union européenne ñoom tamit amoon nañ ab ndaje ngir waxtaanee ana yan daan la ñuy teg ñi nga xamante ne ñoo amal ñaawteef boobu. ñu jeexale yi lépp xibaaru bitim réew ak Arabie Saoudite moom mi nga xamante ne nag ci jamono ji dafa lajj ci bëgg-bëggam bokk sa conseil des droits de l'homme des Nations Unies waaye mu mel ni nag ki ko fa wutu di Chine ak Russie ñoom nga xamante ne tabb nañ leen ci lu tolloog ñetti at yenn ci kuréel yi nga xamante ne dañuy xeex ak yelleefu doomu aadama di rafetlu rek bi lépp dogal nga xamante ne lii di mbootaay xeet yi jël nañ ko ndax bu ñu sukkandikoo ci kàddu kii di directeur exécutif adjoint bu ONG bi di Human Rights Watch Riyad mosul sàmmonteek ak yelleef doomu aadama ci dëkkam lu nu mel nag mu ngi ko xamle ci page Twitter am. jërëjëf soxna Safiatou Cissé ñu ngi koy sant di ko gërëm mbokk yi kon li ci yéenekaay yi tey ji Abdoulaye Bopp mooy ki ko nafar. dal leen ak jàmm yéenekaay yu bari xëyandoo tey Mawlud 2020 Walf Quotidien xalif général des Tidianes àdduna ci moom Serigne Babacar Sy Mansour xamle ne ci atum ren ji na ñëpp yëg ne Tiwaawan du gàmmu yéenekaay bi ne njabootu omarien itamit duñu gàmmu wute lool ak Moustarchidine yi ak njabootu njegéen ba ca Medina Baye fas yéene amal seen gàmmu Walf Quotidien daal di ci amal taxaw seetlu gis ne Tidiane yi déggoowuñu ci gàmmu gi Sud Quotidien daal di ko feelu ne lu aju ci gàmmu ren ji Tiwaawan du ko amal bu ñu sukkandikoo ci xalif général des Tidianes di Serigne Babacar Sy Mansour nañu yëg ne Tiwaawan du gàmmu te boo demee ci téere di nga mun a gis ngant yu bari ci yow mun a sukkandiku boo demee ci alxuraan am na lum ci wax Sud Quotidien bu weesoo kàddu xalif bi kii di njiital Moustarchidine wal Moustarchidaati di Serigne Moustapha Sy ne dina amal gàmmoom atum ren ji ca champ de course Sud Quotidien déggoo amul ci gàmmu gi Tiwaawan moom di wéyal confinement am maanaam ci fagaru gi ñeel coronavirus bi gannaaw bu ñu tëjee jàkk yeeg jumaa yi xalif général des Tidianes ne nañu yëg ne Tiwaawan du gàmmu waaye wute lool ak Moustarchidine yi ak njabootu njegéen ak Medina Baye dañu amal seen mawlud lii Quotidien lu aju ci guddi googule xalif général de Tidiane wax ne Tiwaawan fomm na ko yéene cabinet Serigne Moustapha Sy beddeeku na fas yéene amal seen gàmmu ca champ de course Vox Populi ne leer na nañu jàpp ne Tiwaawan du gàmmu xalif général de Tidiane Serigne Babacar Sy Mansour àdduna ci teg ko ci diine kañ lañu tëj jàkk yi ci weeru mars gi weesu booba léegi julli wuñ ca kañ lañu tëj jumaa yi ci weeru mars gi weesu booba léegi julli wuñ ca ba ci korité bi weesu ak tabaski dañ ko aj kon nañu yëg ne atum ren ji Tiwaawan du gàmmu xalif bi ne bu ñu demee ci téere yi di nga ci gis ay ngant yu bari yoo mun a sukkandiku boo demee ci alxuraan am na lum ci wax ba ci médecin yi jot a fësal dayoo feebar bii di coronavirus am ñu mu dal ñu ko yóbbaale te xamuñu fuñ ko jëmee xalif général de Tidiane ba tax na nañu bàyyi gàmmu gi ba beneen yoon soog a gàmmu Vox Populi ne moom Serigne Moustapha Sy njiital Moustarchidine yi fas yéena amal gàmmoom ca champ de course critique du ñu fàttali ne lu ko dalee atum 1902 ba tey guleet Tiwaawan du amal gàmmoom ren bu ñu sukkandikoo ci xalif général de Tidiane mi wax ne Tiwaawan du gàmmu yéena kaabi di turbine ne guleet la lu ko dalee atum 1902 docteur Aboubacry Samb di gëstukat gis ne xalif général des Tidianes Serigne Babacar Sy Mansour xamle ne dogal gu mot sëkk la jël ba fomm gàmmu gi yéene kaabi di l'Observateur ne ñàkk amal gàmmu ca Tiwaawoon mun naa jur njeexital ci koom-koomu réew mi jaaykat yu bari am ci jaaxle lool ne waajaloon nañu ba noppi gàmmu gi jëndoon nañu seen marchandise ba noppi beesal nañu seen cantine feesal seen cantine rawatina ña doon yëngu ci wàllu njënd ak njaay diggante Cees ak Tiwaawoon ren du mun a sotti duñu dégg ñaata ndax gàmmu du am yéene kaabi di enquête ne li am
am ba des mooy di député bi di Alioune Dambourou Sow wax ba loxo dar gémmiñ moom mi waxoon ne nañ jël jaasi jëflante képp ku bëgg a gàntal wala xajamal ñetteelu mandat njiitu réew mi Macky Sall yéene kaa bi di enquête ne Dambourou Sow moomule wéet na kàddoom Abdoul Mbaye ne Dambourou Sow mile ku yéeme la ku doy waar la ay kàddoom mun a yee fitna yéene kaa bi di la Soleil ne majorité bi ànduñu benn yoon ci ay kàddu député Alioune Dambourou Sow yéene kaa bi di la Témoin ne ba ci njiitu réew mi Macky Sall ba na Dambourou Sow moom mi waxoon ne nañ jël jaasi xeexal njiitu réew mi Macky Sall ci troisième mandat bile yéene kaa bi di Tribune ne moom député Alioune Dambourou Sow jaasi ja faf na koo dal ndax njiitu réew mi Macky Sall àndul ci doxalinam àndul ci ay kàddoom ba ci APR ak coalition Benno Bokk Yaakaar du moyu nañu député bi maître Moussa Diop ne bile dossier procureur warta yox-yoxi na jóg jublu ci mbirum Alioune Dambourou Sow yéene kaa bi di Direct News ne jafe-jafe ca PDS ka ko waral bokk na ci Youssou Ndour gannaaw gisee mag Bara Gaye yéene kaa bi ne tax maître Abdoulaye Wade buguta dalal roi du mbalax Direct News ne ba ci Karim Wade du mos a jégal benn yoon kii di Youssou Ndour mi mu jàpp ne bokk nañuy sànk nguuruk Abdoulaye Wade ga woon ci élection présidentielle 2012 bi weesu libération xëyee douanier bi di colonel Sall mi faat doomam bu jigéen gu toll ci juróom benn at colonel Sall ne ci gént ca la am lu ko wax ne sa doom bu jigéen bile ndox ma ne ci boppam ba wàcc ci put bi fexe ko dindi colonel Sall ne fa la jaaree sànk doomam yéene kaa bi di record ne covid 19 bi mujjee naa sànk match gi waroon a dox ci diggante Sénégal ak Mauritanie gannaaw bu mu amee ay footballkatu Mauritanie yu jota am coronavirus yéene kaa bi ne juróom ci ñoom dañoo corona ak ñett ñu bokk ci staff ba tax na match mujjuta am démb yéene kaa bi di Stade ne bu ñu deful ndànk loolee mooy tàmbalee xeeñ ci match gi war a dox ci diggante Sénégal ak Guinée Bissau covid 19 bi mun na ko gàllankoor réew mi quotidien xëyee bërëbu liggéeyukaay yi faf nañoo doon aareen ndax xarga fuufa ga cay dugg liggéeyante ga cay am ay kàddoom ci biir yéene kaa bi soxna si am ñaar fukkat ak juróom benn xam ne papam ca fa mu daan liggéeyee feebaru xel la fa mujjee amee gannaaw kenn ci jegeñaaleem moo ko mujjee sëriñcu ca bërëbu liggéeyukaay ba soxna si di fàttuli ne dund na li ni mel ne fa mu daan liggéeyee yàggu fa dañ ko jékki-jékki dàq ko gannaaw saafara gañu tuur ci biroom jaajëf Abdoulaye Bopp kon ñu ngi koy sant di ko gërëm di sant mi di gërëm bu baax a baax ñëpp ñi nga xam ñoo jàppoon ci xibaar yi ba muy yemb Modou Fall moo fare woon ci xarale gi ci kàddu gi seen mbokk Seydina Oumar Ba ñun di ñaanal mucc gu soxte ànd ak xéewal yàlla na ko yàlla tuur ci askanug sunu gaal yendoog jàmm